bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulihi lamin seydina wa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokk jullit ñi asalaamualeykum wa rahmatullah ñoo ngi dënk suñu bopp ragal yàlla di leen ko dënk ñoo ngi balu ak ñëpp di jégalu ñëpp di ñaanal ñëpp kooru jàmm ñu dellu siwaat ak yéen ci sunu mawduo bi muy thème bi ñu tànnoon di waxtaane ci ñi nga xam ne dañu woote woo seen bopp quraaniyuun suñu waxtaan bu mujj bi ñoo ngi toll woon ci ki ñu doon wax Ahmad Mansour Subhi nekk kenn ci ñoom ci seen boroom xam-xam yooyu moom dafa créé woon benn secte bu mu wooyee quraaniyuun égyptien laata moo dem États-Unis ndaxte foofu la courant idéologique boobu juddoo moom Ahmad Subhi da doon défendre ni copte égyptien yi ak chrétiens yi ak juif yi jullit ñi ñoom ñëpp nee na benn religion bi la bi mu fa jógee dem États-Unis dafa créer benn centre bu mu tuddee centre islamique et centre international coranique ci centre boobu conseil administration bi ñi ko ŋànk ay jullit la ak ay chrétien ak ay juif maanaam ñett ñi ñoo yor administration bi dañoo tënkoon rek maanaam biographie am boo leen ñu toppee ci waxtaan yu mujj incha allah di ngeen jot dëgg li ñu wax ci biographie am boobu tey nag mbokk yi ñu jël beneen sujet bi nga xam ne bu am solo di andi benn waxtaan boo xam ne benn waay moo dugg ci page yu Facebook bu Ahmad Mansour Subhi mu nekk benn message bu mu fa lancé waa ji na joxewul identité am Ahmad Mansour na bi mu ko jotee mu naqarlu ko lool mu metti ko ci lay joxe ay réponse am ci message ba mu jot moo tax tey nag ñu titré sun thème bi tey comme ni mu ko gisee franc-maçonnerie bi nga xam ne moo nekk ci biir quraaniyuun lii la Ahmad Mansour wax nee na jot na message waa ji te xamu ko nee na waa ji message am dafa bari ay faute d'orthographe ci langue bi nee na nag kooku nag dafa critiquer ay xalaatam ci
livre am boobu mu bind di Notre voyage en Israël et Palestine. mu ne nag yëf yooyu metti na ko, moo tax dina andi réponse ci waxu waa ji. mbokk yu ñi dañuy jéem a tënk rek li nga xam ne moo xew seen diggante ñoom ñaar seen wax jooju. boo leen gisee ñu bëgg a waxtaane lii, comme dañoo jëloon biographie Ahmad Mansour, ñu bëgg a wone rek ci même lancé bi secte Quraaniyun bi benn réseau la, réseau boo xam ne bu nekk di law wala di daw ci monde bi, nekk réseau bu dangereux. boo la ñu toppee ci suñu waxtaan yu weesu, wane woon nañ seen technique de manipulation ci seen waxtaan ak ci seen réseaux sociaux yi. di ngeen retrouver incha allah waxtaan yi weesu, am na foo xam ne traité woon nañ technique de manipulation boobu. kon tey nag dañuy def lu dul dugg ci ñaari discussion yooyu ci biir page yu Ahmad Mansour, ñu am luñ ci jàngat. waa ji nag waxul turam, wonewul turam, te bindul turam it ci page bi. waa ji lii la wax gannaaw bi mu nuyoo Mansour, ne ko docteur Mansour, mu ne moom benn Quraaniyun la bu ko yàgg topp, bu ko yàgg lire ay article am depuis 2007. mu ne ngir Mansour ci la tuub dàq lépp li nga xam ne mooy religion islam sunnite, moom noonu la ko waxee. maanaam moom jullit la waaye dafa nekkoon ci sunnisme. nee na comme sunnite la woon, léegi dàq na loolu yëpp. moom léegi mu ngi ci diine bu bees, muy Quraaniyun. mu ne nag loolu nag mu ngi ciy kontaan, te tey nag la gën a doon jullit. foofu nag am na ñu taxaw foofu seetlu tuuti. am na benn waaye joo xam ne Quraan yu la nekk fii ci Sénégal, dafa wax la même chose, même texte, même waxin ni ko waa ji waxee. nee na moom it sunnite la woon, bi mu nekkee États-Unis doon fa doon jàng di liggéey ba mokkal, fexe góorgóorlu ba mokkalan Quraan. mu ñibbisi nag Sénégal ak xaalis bu bare. mu dugg ci page yu benn jour rek doon lire Mansour Subhi, gis li mu wax ci wàllum Quraan ak yu mel noonu. mu ne ci la ko topp moom it mu jël téeréem yëpp lépp lu nekk ci hadis ak xutubu sunna yooyu yëpp mu ne mu làkk ko, te yëpp làkk ko, sandi yëpp ba pare làkk leen. loolu nag moom ñun dañuy jàpp ni rek wax la joo xam ne ju amul fu mu tege. lu tax maanaam muy ay kàcc rek. lu tax parce que loolu benn système de technique de communication la pour wane ni lépp loo xam ne dafa nekk ci téere sunna hadis nit ñi dañ ko war a sandi. moom son message boobu la doon jéem a sandi pour wane ni aussi que
sunnit yi li ñuy wax yëpp ci diine islam moom mën na ko xam na ko mokkal na ko waaye loolu yëpp nee na loolu en fait loolu pour wane ni loolu du diine kon dañ ko war a rejeter c'était ça son message lii la waajo ju wax te nekk sénégalais léegi nag waa ji nga xam ne ki bind ci page yu Mansour mu ne mu ngi sant yàlla ndaxte suñ borom dafa yónni si suñ jamono bi waajoo xam ne muy Mansour lay waxal waajoo xam ne ñëw pour yee nit ñi ubbi xeli nit ñi ci islam boo xam ne ñun maanaam julli dañ leen corrompre nax leen pendant des siècles mu ne mu ngi sant yàlla ci nga xam ne yàlla dafa yónni waa ji muy Mansour lii la waa ji bind début de page bi foofu nag tamit ñu taxaw fa am benn seetlu même waxam bi ki nga xam ne moom tey mooy njiitu moo leen jiite tey fii Sénégal te représenté idéologie boobu moom tam même phrase même idéologie même texte lay reprendre donc day def moom copie coller dafa wax ni moom it dafa ñëw pour yee nit ñi li nga xam ne dañ ko doon nëbb ci islam moom dina ko génnee li la wax ñu nëbb ay siècle di nax nit ñi di tëj nit ñi ma nee na loolu di islam donc moom dafa ñëw pour yee nit ñi daanaka daal moom moo gën a dëgg nit ñi islam lii même idéologie la même xalaat même texte la reprendre waa ji nee na moom du sunnite du chiite waaye benn Qur'an yu la bu mer lu tax mu mer parce que dafa gis ci téeréew ci livre Mansour bi mu bind mooy bi ma tudd léegi notre voyage en Israël et en Palestine nee na bëgg ko waaw livre boobu da ko bañ sa da ko rejeté parce que xalaat bi ko Mansour wax vraiment mu ne loolu àndu ci li mu développé idée bi mu développé ci conflit arabo-israël ba dem na mu laaj ci Mansour ne ko yaa ngi nekk biir États-Unis lan moo la tere wax ci wàllu te foofu dëkk bi nga nekk dafa bëri ay maanaam dafa bëri ay athée ñi nga xam ne gëmuñu benn diine bëri ay hypocrite la wax di jaamu ki ñuy wax Maamoun dinañ si ñëw ci kanam Maamoun nag ñoom dañuy utiliser benn slogan comme lu mel ni terme yooyu ngeen di dëgg ci àdduna démocratie les droits de l'homme laïcité loolu yëpp pour rafetal la pour taaral la nee na loolu pour taaral la pour rek ñu mën a détourner xelu nit ñi jël richesse bi nga xam ne moom la islam am ci biir golfe bi mu ne loolu mooy mu koy laaj Mansour léegi lan mooy maamoun boobu mooy maamounisme boobu benn secte la daal benn secte buñ ko mën a tënk di nga ko retrouver ci Nouveau Testament bu Bible bi di li nga xam ne moom mooy richesse matérielle maanaam matériel adduna bi nii xam nga nit ñi doomu aadama yi ñëpp dañoo dem ci wàllu matériel ak dund bu neex nee na loolu nag nit ñi mënuñu bañ loolu mënuñu ko bañ a def donc adoration boobu jaamu boobu moom la maamun boobu di signifier ba symbole bi ñu yor mooy beneen nag lañ ko symboliser couvrir ko ak or
lii ci tënk mooy li ñuy wax maamoon. xëy na incha allah dinañ ñëw ci yeneen waxtaan pour gën ko leeral waaye tey li ñu yëkkati du loolu. nee na ko Mansour, yow da nga juum nga ci sa livre bi, xamoo na nga juumee sax. li yëpp nga wax pour dab bànneexu yahudi ak nasaraan yi ak américains yi pour ñu favoriser la, maanaam gën la yëkkati. mu ne ndax yow yaa ngi ànd ak sa xel? naka nga mën a bindee ay kàcc ak ay maanaam fen yii ci sa téere bi, ci sa livre bi? xam nga livre bi nga koy bind yaa ngi inspiré wu jëlee ci Talmud, mooy loi juive boobu ñoo Talmud, ak kii Nouveau Testament ak Ancien Testament yoo xam dañ ko falsifié, lii yëpp dañ ko falsifié, nga tibbee foofu. jël aussi ci bindu franc-maçon yi, maanaam bindu franc-maçon te seen livre yi nga xam ne franc-maçonnerie, mu ne loolu yëpp nga jëlee ko foofu ñëw nag di défendre yahudi yi. mu ne nag lii nag moom naka nga ko mënee def te ngay boroom xam-xam? mu ne kon lii day wane ni yow ci ñoom nga bokk, ci yahudi yi ak maanaam ci groupe bi nga bokk. mbokk bu leen fàtte ni waxoon nañ que Mansour dafa am ci conseil administration juif yi, catholique yi ak franc-maçon yi ak jullit yi ñoo bokk yor conseil administration boobu. waaye teg ci ne xam nga ni xel ni yahudi franc-maçon juif yi nga xam ne ñu d'origine juif yi, ñoom ñoo contrôler système politique réew yëpp ci àdduna bi. mu ne ñoom ñooy contrôler économie mondiale bi, ñooy contrôler aussi média bi, di déformer nag pour lan? Pour déformer, pour détourner conscience ak mémoire, maanaam mémoire collective bu àdduna bi yëpp, réew yëpp. mu ne yow xam nga loolu. ba pare mu tegal ko ci ay livre, ay téere, ay livres yi nga xam ni mu ne di ko renvoyer foofu ndax yow lire nga livre yooyu, maanaam livre yi nga xam ni ay penseurs ak ay bon xam-xam ñu ko bind. mu ne kon moom mu ngi doog a comprendre ni kon en tant que jullit, mu ne dafa rejeté woon sunnit doon sunna, nekk ci ahlu sunna. mu ne rejeté woon yooyu yëpp, mais fu mu ne mu ngi rendre compte ni que moom mu ngi am affaire ak ay nit ñoo xam ne xamuñu ban diine la lañ nekk. mais kii di défendre yahudi yi, nasrani yi ak franc-maçon yi, mu ne kii kat moom kon man jar na ma delluwaat fa ma jógee kon lii moom la wax. mu ne mu ngi rëccu lool ci ni nga xam ne moom da ko doon suivre di topp Mansour. mu ne nag di ko woo nag pour mu ragal yàlla. nee na mu ne ko dama ragal ne année yi nga xam ne moom nga passé biir États-Unis bi nga fa ñëwee, nga di fa dund ci biir ñi nga xam ne mooy juif américain yi, ñoom ñu wëlbati sa xel. mu ne nag dañ la endoctriné, maanaam média américain yëpp dañoo def benn lavage de cerveau, mu ne li ko ci gën a métti mooy franc-maçon yi, juif yi, ñi nga xam ne ñoom dañoo yor alal, ñu ne ñoo wër Mansour. te moom xam na ni Mansour xam na ni ñii ñoom ñooy ennemi, ñoom ñooy noonu Qur'an, ay noonu alxuraan nañ.
mu ne muy ànd ak moom muy ànd ak ñoom mu ne loolu yëpp ngir alalu àdduna waaw te nee na Mansour xam nga ni discours ñooñu nga xam ne seen discours bu ñooñu bu ñuy wax day rafet lool day taaru boo leen gisee sax da ngay am envie nekk ak ñoom mu ne parce que seen melokaan mu ne pourtant ñooñu ay hypocrite lañ mu ne yow Mansour xanaa gisoo loolu da ngay woote alxuraan mu ne kon moom ci la comprendre aaya bi bu nekk ci suratul munafiqun suñu borom di wax ni wa iza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' li qawlihim waaw mu ne suñu borom di wax ni boo leen gisee seen yaram seen kanam day taaru lool da lay impressionné te bu ñu waxee foofu nga jox leen nopp di ngeen déglu waaw te bu ñu wax da ngeen di jox nopp kon nee na ñii ay bi la ko la kii la wax ne Mansour moo tax mu ànd ak ñoom mu ne yow xanaa gisoo aaya boobu ba ngay dugg ci ñu mel ni mu ne nag vraiment moo ngi naqarul lool ci li nga xam ne moom la doon dund ba pare génn ci ñëw topp ku mel nii kon benn Qur'an yu mooy wax mu ne boole ci yaa ngi soutenir idée boobu maanaam jigéen di ci gën jullit di war a sëy ak góoru juif yi maanaam juif yi mun nañ tàkk suñ jigéeni jullit mu ne nasaraan yi mun nañ tàkk aussi jigéenu jullit mbokk jullit bu leen fàtte ni at yële weesu Tunisie voté woon na benn loi boo xam ne nee nañ juif yi ak catholique yi maanaam catholique mun nañ tàkk jullit jigéen yi loolu bu leen ko fàtte waa ji nag nee na nag loolu nag moom mënul comprendre loolu te loolu nee na Mansour xam ne lii daganul ci islam waaye da ko valider da ko cautionner ba pare di ko véhiculer ba tey muy wax ni moom dëgg-dëgg yi fi metti na ko lool mu ne nag gis na ne àdduna bi yàqu-yàqu yi di am yépp mooy Qur'an yu nii la ak franc-maçon yi ñoo lëkkaloo di véhiculer message yu mel nii mu ne moom loolu la gis donc ñoom woote wuñu diine islam détourner conscience nit ñi dañ fi nekkee alors léegi nag Mansour war a tontu bu mu ñëwee dugg mu ne moom rafetluwul li waa ji wax ni te xamul turam mu ne jot na message bi waa ji di wax ni wane ne moom sunnit la woon te tey Qur'an yun la mu ne loolu yàgg na ko dëgg nit ñaa ngi koy wax mu ne ñu bëri dañ koy bind si parfois dañuy bind si message ñoom Qur'an yun sunnit lañ woon léegi ay maanaam ay sunnit lañu ak ay chiite léegi ay Qur'an yun lañ mu ne loolu yàgg na dëgg loolu te loolu moom loolu en fait jàpp ko daal kontaanuñ ci loolu du kontaanul ci loolu mu ne njubóog nit moom nit jub ak ñàkk jub moom yoonam newu ci waaw nit ñi am nañ droit liberté d'expression mu ne ku ne ak sa responsabilité la si sa wàllu diine loolu moom bu ñu dégloo kii njiitu kii wax fi sax même chose lay wax mu ne mu ngi sant yàlla bi nga xam ne moom jóge na ci régime militaire bu Moubarak égyptien président Égypte Moubarak boo xam ne da ko sonaloon lool ne da ko sonaloon ci at yooyu nga moom fa nekkee ba muy dem États-Unis en 2001 comme asile politique def naa tuddoon nañ ko ci sunu waxtaan yu le passé mu ne noonu nag la amee nationalité américaine en 2014 mu ne nag foofu nag ñu jàppale ko bu baax américains yi jàppale ko bu baax
te foofu mu ngi fa am jàmmam di mën a maanaam xiifatul maratul waaw mu ne ñu ngi ko protéger bu baax li mu doon tiit yëpp léegi tiitatul ragalatul mu ne mu ngi am li mu war a am na liberté d'expression mu ngi exprimer di véhiculer message am comme nu mu ko buggee mu ne ba loolu tax na sax ñi nga xam ne ñu ngi ci administration américaine bi ñoo ngi commencé jël ay xalaatam loolu nag mu ngi ciy bàkku mu ne loolu nag vraiment moom kontaan na ci mu ne message am nag àgg na fépp nag léegi ci àdduna bi mu ne loolu rek doy na ko nee nag loolu ku ko am nag am nga lu bare comme am na nationalité américaine am na liberté d'expression mu ngi ubbi centre bu muy wax centre islamique international islamique coranique loolu nag ànd ak si ay yahud ak nasran mu ne loolu moom da ci dëkk nee na même bu fekkee ni dañ koy critiquer yàgg na jot ay critiques ay menaces depuis des années 80-90 mu ne looloo tax sax courant bi idéologie qur'ani bi gën a développé loolu wax dëgg gars yi loolu kay moom ñoo ko may doole mu ne loolu ñooñu nag comme ni ñu ngi koy persécuté mu ne courant boobu qur'ani di gën di développé nit ñi di accepté ay waxam di rejeté hadith yi lépp li nga xam ne Bukhari ak Muslim bind nañ ko nit ñaa ngi koy rejeté loolu la sax waa ji nekk fii di wax naa ne moom am na loo xam ne hadith yoo xam ne nekkul authentique ci biir Sahih Bukhari mu ne comme am na benn rek bu nekkul authentique livre bi yëpp nekkul authentique baaxul même xalaat la rek mu ne nag moo ngi rafetlu mu ngi kontaan parce que nombre Qur'an yi mu ngi gën di yokku waaw nit ñi koy critiquer ngi wàññeeku donc loolu déjà benn ndam la pour moom benn ndam la ci Qur'an yi nii loolu la wax. léegi nag mbokk yi bu ñu ñëwee ci ñaar ñii seen discussion yi def naa fa la ñuy jeexale waa ji doon expliquer que moom Qur'an yun la woon kii sunnit la woon ñu wane Qur'an yun di wane Mansour nii dafa dugg ci téere bu ñu wax loi juif yi muy Talmud bu ñu falsifié ak Bible bi ak livre franc-maçon yi ànd ak ñoom nekk benn complicité juif yi ànd ak moom pour loolu pour tout simplement andi désordre ak corruption ci monde islamique ba utiliser mu ne Qur'an yi xam ngeen Qur'an yi dañuy utiliser yenn terminologie lu mel ni ay hadith ay sunna ay di waa sunnatallahi et cetera yu mel noonu ak téere bi bàyyi ñu fa dara su lépp lañ détaillé ci alxuraan expliqué na lépp mu ne yii kon boo leen xoolee yii rek da ngeen xam ni kon ñii dañoo taxaw pour détourner jullit ñi bu leen fàtte ni Iblis dafa waxoon ci alxuraan suñu borom ne dina taxaw seen kanam seen gannaaw seen ndeyjoor seen càmmoñ dina féetoo ñëpp ba tel sorte que ñu ci bëre du ñu jaamu du ñu tegu ci yoonu sirata mustaqim Iblis loolu la waxoon kon liggéeyam mu ngi koy def kon ñii ñu jàkkaarloo ñii muy Qur'an yi ni dañuy jàpp ni ci groupe ci soldat wu Iblis lañ bokk donc ay seytaane ins lañ seytaane ins kon moom nga ñu jàkkaarlool di bëgg di xeexu diine islam may wax nag nit ñi nag li ñu mën a def mooy def très attention ci yenn courant idéologique yi jàng sa diine am na solo lool jàng sa diine xam ko bu baax xam li ngay jëf lan la dafa nekk lu am solo ci jamono bu ñu toll nii parce que mujjumtum jamono lañu nekk lu nekk dina jóg lépp loo xam ne day gën di yàq adduna bi moom mooy gën di fes
Iblis moom dina yebbu ñu bare ci groupe am. kon di wax rek nañ moytandiku yu mel nii. adduna nag bu mu jaral nit ñi, bu mu la jaral yow mii di déglu, yow mii ne ànd ak ñoom ba nga dini topp. bul rëy nag dellu si, parce que am na ñoo xam ne fu mu te nii seen nopp ak seen lépp fàtt, mënuñu bañ a topp idéologie parce que nekk nañ ci ba pare, nuuru nañ ci ba pare. pour ñoom dellu si gàcce la ci ñoom, or que c'est pas ça. diine islam amul loolu, amul problème, gàcce newu ci. tuub moom gàcce newu ci, léegi nag Mansour moom mu ngay bàkku ci loolu, bàkku ni moom am na ci nit ñi, am na ay représentant fépp ci pratiquement ci àdduna wi. loolu kon moo nekkoon waxtaan bi nga xam ne moom la ñu andi woon diggante Mansour ak waa ji bind kéem bi si page am. ngeen gis ni kon franc-maçonnerie bi moo ngi liggéey fépp, moo ngi nekk ci bépp secteur ba si jullit ñi. waaw jullit bu nga xam ne moom lañ gën a dooleel sa actuellement mooy Qur'an yu nii yi. waaw seen lépp boo ko seetee, boo demee bu baax a baax comme ni ñoom alxuraan kese la ñuy jàngat la ñuy wax, boo ko xoolee bu baax a baax ci kuy jàng diine yi xew ci adduna bi di nga xam ne di ñoom jëlewuñu ko ci diine islam, jëlewuñu en Qur'an. kon pour ñu étayer seen explication, seen propos, seen argument, développer seen argument, mënuñu jël feneen lu dul ci téere yahud yi ak nasaraan yi. léegi nag dañ ciy boole fekk ñoom jàng nañ ba pare ñi nga xam ne moom ci téere islam xam nañ ko ba pare, am na ci jot a jàng boo ñenn ci ñoom boole njaxas boobu yëpp nag maanaam andi si xali nit ñi, si xol nit ñi ay sikk sàkk, ay nu mu tudd, ay doute, seen ay doute ci bopp nit ñi. moo tax seen jaamu yàlla yëpp ay njaxas la. moo tax kenn si ñoom bi ma waxtaanee ak ñoom ma ne ko léegi comme da nga ne alxuraan bàyyul dara moom alxuraan loolu la wax, bàyyul dara. seen terme da ngeen ko tàmm di wax, bàyyul dara, lépp ngi ci, lépp lu ñu soxla alxuraan wax na ko, explication yëpp d'accord naa ak yow. léegi nag julli bi ñuy def nii normalement war nañu fekk ci biir alxuraan, bu ma yëkkatee sama loxo kabar, suñu borom war na wax ni yëkkatee sa loxo kabar, wax ma aaye boobu de, génneel ma aaye. mu ne waaw, mu ne ko yëkkati sa loxo est-ce que am na ci Qur'an? te pourtant alxuraan bàyyul dara, loolu la wax. tey say loxo teg ko ci oom bi, siggi ci rukkoo, est-ce que alxuraan wax na ko? te pourtant yéen ngi ni wax ni téere yu bàyyul dara, te ñu ñëpp ñoo ci ànd bàyyul dara. waaye lii foo ko jëlee yow mi di yëkkati sa loxo ba teg sa loxo sa dënn, foo ko jëlee? wax ma nga lii man maay aaya. ba ma waxee loolu mu ne ma non fi lañ ko fekk, ma ne déedéet, foog waa d'accord naa, fi nga ko fekk foo ko jëlee yow, bi nga ko fekkee fii fan nga ko jëlee, fan ci kan? mu ne adduna moom lañ def. ma ne kon comme adduna bi lañ def, lu tax yow lu la tee jël xadiis yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, te suñu borom joxoñu suñu modèle, suñu acte, suñu pratique ci islam nañ ko jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, nga refuser ko, nga bañ. kon comme da ngeen refuser waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, à coup sûr alxuraan mu leen ko weddi ngeen ko complètement, waxu borom bi ngeen weddi. mun leen musa waani ni wax ni gëm ngeen alxuraan, mënut a nekk lu dul détourner xeli nit ñi, yëbbu xelu nit ñi en fait ci beneen courant idéologique boo xam ne moom la Iblis woote. te Iblis moom xam nga ni bëgg na mbooloo bu koy gunge biir safara. lii kese la. Vraiment vous n'êtes pas sérieux. Hypocrisie ci yéen la juddoo. da ngeen maanaam ay saay-saay ngeen, ay bandi ngeen, ay kàccoor ngeen ci diine islam. kon lii laa ko ci tegal. après finalement wax ji mënut a sori. waaw ay saaga la mujj. waaw ci suñ page bu ñu wax ñu doon weccante. kon mbokk julli fee ñu yem ci beneen waxtaan incha allah bu ñu ñëwee ñu dugaat ci leneen.
waxtaanee secte bii nga xam ne moom vraiment secte bu dangereuse di moytu ko jullit ñi ci mbir mi kon mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu.